asalaamaaleykum chers internautes de la KS TV ñuy am mbégte bu baax di dellusiwaat ak yéen ci seen beneen numéro de votre émission Le Citoyen donc comme niñ ko tàmm di defee rek chaque jour ñuy débattre ci ay thèmes yu important tey ji nag ñu war a waxtaanee li nga xamante ni moom mooy le taux de chômage au niveau du Sénégal donc ñu wax cee dalal ki nga xamante ni moom mooy le professeur Djiby Diakhaté wax cee waxtaan ak moom nag ci point yu bëri yoo xamante ni dinañu amal solo donc dañ koy bàyyi rek mu présenté wu ci suñuy téléspectateurs et internautes avant ñuy xuus ci li nga xamante ni moom mooy suñu waxtaanu bés bi monsieur Diakhaté nuyu naa la. maa ngi lay fay maa ngi nuyu tamit ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci seen barab bi et puis di rafetlu liggéey bi nga xam ne moom ngeen liggéey surtout seen émission bi nga xam ne moom ngeen tuddee Le Citoyen parce que li nga xam ne moom moo wóor mooy am réew mënu la jëm kanam bu fekkee ne citoyenneté taxawu fa donc je crois que loolu lu am solo la nit ñi nekk dëgg-dëgg ay citoyen loolu nag nit war na cee góorgóorlu fu mu toll man mii di wax ak yow professeur Djiby Diakhaté laa tudd sociologue laa nekk jàngalekat ci université Cheikh Anta Diop de Dakar nekk tamit directeur de la recherche bu Institut africain de management IAM nekk membre du CNRA conseil national de régulation de l'audiovisuel nekk aussi jàngalekat fële ci université d'Evry en France. macha allah voilà donc comme ni ma leen ko annoncé rek ñu war a waxtaanee li nga xamante ni moom mooy taux de chômage bi am fii nii ci Sénégal ñu bëggoon a xam nan nga mën a jàngatee situation bu mel noonu professeur. waaw chômage bi ni nga ko waxee noonu la amee dafa nekk loo xam ni dafay gën a bëri ndaw yi nga xam ni dañuy pare seen jàng ba pare am problème mu fu ñu liggéeyee loolu dafay gën a bëri wala ñi nga xam ni jàng nañu seen métier ba pare te it nag amuñu jumtukaay yu ñu liggéeyee dafay bëri te li nga xam ni mooy benn indicateur bi ñu am mooy boo ko dee xool surtout fan yi ñu génn ndaw yi ñu ngi jël gaal yi ni dañuy daw dem wuti ji Espagne parce que mënuñu am liggéey fii donc loolu daf lay wan ni effectivement chômage nekk na fi jafe-jafe bu doy waar fii ci pénc mi mais loolu aussi dafay nekk loo xam ni pour nga jàngat ko dafay xaw a compliqué parce que Sénégal wala réewu Afrique yi boo ko dee xool gis nañ ñu boo xoolee doomu aadama ya fay nekk ndaw yi ñoom ñoo ci ëpp déjà boo xoolee Covid bi wax nañ ni bu amul yenn problème yi par rapport ak Europe fii c'est que suñu population bi dañoo nekk ay ndaw tandis que Europe seen population yi dafa nekk ay mag moo tax ñi cay faatu foofu moo ëpp foofu ñi faatu fii donc dañu nekk population boo xam ne ay ndaw lañ bi ci des moom mooy nga xool réew mu mel ni Sénégal am na suuf boo xam ni mën nañ ci bay am na ndox boo xam ni mën nañ ci napp mën ci bay am na àll boo xam ni mën nañ ci liggéey mais en même temps nga xool ne liggéey ñàkk na donc dafay mel ni loo xam ni dafa xaw a contradictoire réew mu mel ni Sénégal ñi fi ëpp ci lim ci doomu aadama ay ndaw lañu suuf am na fi boo demee delta du fleuve Sénégal ay plus de 300 000 hectares de terre yoo xam ni mën nañ koo bay ma nga fa boo demee ci bassin de l'Anambé da nga fay fekk ay hectares de terre yoo xam ni mën nañ fa bay nga dem vers le Soungourgourou ci Sédhiou da nga fay fekk ay hectares yi hectares yoo xam ni mën nañ fa bay nga dem ci centre du Sénégal bi ñuy wax léegi bassin arachidier nga fekk fa ay hectares yi hectares yoo xam ni mën nañ fa bay alors nga gis ni ndox am na parce que Sénégal ci Afrique de l'Ouest mooy partie bi nga xam ni moo gën a biir avancé ci biir ndox mi nga gis ni nag en même temps dañu am ay problème pour lépp lu ñuy dundee dañ koy jëli lu ci bëri bitim réew yenn saa nga gis jus de mangue boo xam ni ñu ngi koy importer Maroc wala ñu koy importer Arabie Saoudite te ñooñu amuñu mango ñun ñu am mango ñun donc loolu yëpp daf lay war ni effectivement am na problème foofu ci ni ñu war a xoolaatee ci suñu économie il faut ñu xoolaat ni ñu tëggee suñu économie mais surtout politique de jeunesse ak naka lañ leen di orienter ba nga xam ni ñoom ñëpp ku ci ne di nga am ci leen loo jàpp. voilà mu nekk lu am solo et comme ni nga ko mujj a waxee la plupart des jeunes yi nga xamante ni maanaam ñoo gën a subir chômage bi dafa nekk ñoo xam ne dañoo jàng ba pare am seen diplôme loolu est-ce que du paradoxe par rapport ak li nga xamante ni moom moo waroon am. waaw loolu dafay laaj nag ñu xoolaat ñun suñu formation nu mu demee xam nga bu fekkee am nañu seetlu bu baax suñu penc yi balaa fii tubaab bi di ñëw chômage amuloon tubaab bi mu ñëwee le chômage am c'est-à-dire que li doon am mooy kër gu nekk école de formation la woon ci biir kër gi fa nga doon jàngee métier sa baay par exemple baykat la très tôt la lay jàngal bay la buy dee dem tool da lay yóbbaale sa baay nappkat la bu dee dem géej da lay yóbbaale sa baay uude la bu dee dem ca mbaar ma da lay yóbbaale loolu moo amoon ba nga xam ne yow boo màggee métier bi sa baay di def moom rek nga def amuloon chômage ñëpp a doon liggéey parce que li sa liggéeyu baay moom nga doon def. professeur lan moo la wax loo ni tubaab yi maanaam ñoom ñoo fi indi chômage. waaw xam nga tubaab bi mu ñëwee dafa créer école boo xam ne dafa tàmbale di ci former nit ñi di leen former nag ci métiers yi nga xam ne moom la soxla ñoom ñu liggéeyal ko muy former ay moniteur di former ay fajkat di former ay jàngalekat léegi nag
loolu bi mu commencé am nit ñi dem ci école yi di jàngi boo dee lire l'aventure ambiguë bu Cheikh Amadou Kane da ngay gis ma la Grand Royal di wax ni nañu jël suñu doom yi yóbbu leen ñuy jàng di jël xeer di ko taxalee xeer comme ni ko tubaab bi indee di jàng di gagné donte amuñu yoon dëgg amuñu dëgg. donc école bi nga xam ne moom la tubaab bi créé defar benn système de formation boo xam ne dëppoowul ak li nga xam ne moom moo nekk ci suñu pénc mi loolu moom mooy jafe-jafe bi nga xam ne moom la njëkk a indi ci formation bi daf ñoo formé ba nga xam ne dootuñu gis ñun fi ñu dëkk. dafa am benn waay boo xam ne dafa dem di wuti liggéeyu gardien ci benn entreprise bi mu demee ñu ni ko ndax am nga adresse mail mu ni moom amul adresse mail ñu ni ko nag comme amoo adresse mail kenn mënu laa jël ci entreprise bi parce que fii ku am adresse mail rek moo fi mën a liggéey. alors bi mu génnee di ñibbi yoon wi yëpp mu gis ni moom mi ngi bëgg a tox cigarette gisul ci yoon wi yëpp ku fay jaay cigarette mu ni mais lii xel la xaaral ma daal di fiy def sama taabal man commencé di jaay cigarette. mu commencé di jaay cigarette biy dox mujj gi mu ne xaal may jaay crédit mu jaay crédit loolu di dox mujj gi mu ne xaal may teg journaux mu teg ay journaux loolu di dox mujj gi nag mu am boutique mujj gi mu am domaine boutique bu mag a mag boo xam ne lu ne lay jaay donc nekk borom barke benn waay boo xam ne dafa def diplôme am comptabilité ñëw di ko seet si pour mu jël ko mu nekk comptable bi mu ñëwee ni ko damaa bëggoon nga jël ma nekk sa comptable parce que yow fi ngay liggéeyee dafa rëy lool dafa yaatu mu ne ko waa d'accord naa léegi bëgg naa laa jël waa ji ni ko léegi damaa bëgg nga jox ma sa adresse mail bu ko defee bu ma demee kër ga ma jël sama diplôme yëpp envoyé la ko ci sa boîte mail ngóor si ni ko man aw ma adresse mail mu ne ko yow amoo adresse mail ba pare yore entreprise bu rëy bii yow de boo yoroon adresse mail daanaka lépp luy commerce ci réew mi laa ko yor mu ne bu ma yoroon adresse mail gardien laay ne. alors li mu lay bëgg a indil foofu mooy nit ki am na noo war a xoolee fi nga nekk yenn saa yi dañuy dox mais du ñu xool fi ñuy dox lu fa am ak lan lañ fa mën a def. mais kooku dafa ni mu doxee dafa xool ni fii lii mën na fa nekk parce que certainement jaarul ca école bi bu ko école bi formé woon du xool ni foofu taabal mën na faa nekk mais li muy gis toujours lu rëy la loo xam ne ci tubaab bi moom la ñuy yëngatu mi ngi gis ni damaa war a dem New York mi ngi gis ni maa ngi war a dem Espagne alors que xëy na yaa ngi dëkk ak loo xam ne mi ngi ci sa wet làmb daj la mais doo ko gis système de formation bi école bi moo ñu sorole ba li nga xam ne lu ñu war a gis duñ ko gisee noonu. donc am na ay opportunités yu bëri yoo xam ne mën nañ ko tabax ci suñu biir dëkk bi mais duñ ko gis parce que dañ ñoo former neen nii donc il faut que formation bi mu ñuy permettre ñuy bay formation bi mu ñuy permettre ñuy napp formation bi mu ñuy permettre ñuy sàmm formation bi ñi nekk ngaay di defar ay dàllu mexe mu nekk dàll yu dëgër yu baax yu garanti yu rafet ñu former leen ba nga xam ne loolu nga xam ne moom la ñuy yëngatu ñu mën ko jaay ci àdduna bi yépp mu law fa loolu moom mooy système de formation boo xam ne daf ñuy jubale ak suñu bopp. mais système de formation bi nga xam ne moom la tubaab bi indi moom mooy système de formation bu nga xam ne boo ci génnee pour nga gis loo mën a liggéey dafay xaw a jafe parce que formation bi daf lay sore rek sa pénc lim lay jàngal ak li nga xam ne moom moo am ci pénc mi dafay xaw a sorewoo alors nga xam ni léegi yow wëy formé nañ la génn nga am nga diplôme mais pour nga mën a am place ci foofu nga nekk dafay xaw a jafe alors man ci sama wàll bopp animé naa conférence fële ci Marseille en France war na mat ñeent wala juróomi at ci ginnaaw nga xam ni étudiants yi nekk africains yi nekk foofu ñoo ma woowoon ni ma naa waxtaan ak ñoom ci ñoom bu ñu paree seen formation war a dellu seen dëkk bu ñu demee lan la ñuy liggéey man leen nag yenn jafe-jafe yi mooy li ngeen di former fii boo moytul boo delloo seen dëkk loolu du fa am yow bu fekkee ni dañ laa former ci ay affaire u neige maanaam nu ñuy defaree neige bu neige bi amee naka ko koy gérer nga ñëw ñibbisi fii Sénégal fan ngay liggéeyee ci neige. bokkuñu réalité yi. loolu mooy problème bi maanaam tubaab bi lim ñuy jàngal yépp daf ñoo jàngal loo xam ni méngoowul ak li nga xam ni moom moo am fii ci suñu dëkk bi. alors loolu tamit nag yenn saa yi dafay indi ay jafe-jafe ñun nag ñoo war a am fulla xoolaat suñu système de formation est-ce que seetlu nga benn affaire 1980 bon temps yooyu Abdou Diouf moo nekkoon Sénégal mu ni man dama bëgg a wutal liggéey étudiants yi nga xam ne dañoo am seen diplôme surtout en économie mu defal leen ay GIE ñu jox leen ay tool jox leen ay boulangerie jox leen ay oto ñuy transporter mais ñoom ñëpp ginnaaw gi dañoo am problème mais nga xool nag jamono yooyu sénégalais yi nga xam ne mosuñoo jàng école tubaab laa la wax de xëy na daara lañu jaar mais ci domaine du transport nga xool ku mel ne Ndiaga Ndiaye yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana nga xool ku mel ne Abdou Karim Fall ñooñu jànguñu ci école yi mais ñi ngi doon réussir ci domaine yooyu nga xool ci mbirum njaay ak jënd ku mel ni Bokar Samba Dièye nga xool ku mel ni Serigne Mboup CCBM et cetera ñooñu jànguñu ci suñu école yi te pourtant li ñuy yore mi ngi dox bu baax ça veut dire que suñu école bi baax na li ñuy jàngale baax na mais war nañ ci def ay coppite yi nga xam ni daf ñuy gën a mën a permettre ñun fii ñu nekk ñu gën a xam lan moo fiy dox ak naka lañ leen ci mën a duggee pour transformer ko. effectivement mu nekk lu am solo
donc ñun on a tendance quand même di jël exemple de trop ci li nga xamante ni moom mooy nasaraan bi. mais dafa am leneen am na loo ci wax ci par rapport ak xeeb bi parce que sànq da nga doon wax ni peut-être am na côté boo xam ne dañ cee xeeb suñu bopp. jeune léegi dañoo gis ni dañuy privilégier li nga xamante ni moom mooy yenn façon liggéey yi di bañ yenn façon liggéey yi est-ce que loolu tamit bokkul ci li nga xamante ni moo tax taux de chômage bi di gën a am doole ci suñu réew. waaw loolu aussi ñu xool di société bi dafa am nu mu bindoo dañu nekk ci société boo xam ne dañoo jox cër lool gis leen ma nga xam ni yow il faut nga takk karawaat sol costume toog ci bureau boo ko moywul soxna yi dañ lay xaw a daw ay yu demee noonu xam nga loolu moo war a changer ci société bi il faut ñu jàpp ne nit ki ci li mu nekk mën nga cee yëngu na jub rek li nga nekk na jub rek. Sëñ Touba daf ñoo jàjj ci liggéey rawatina ci Masaalikul Jinaan que doomu aadama bi dafa war a liggéey doomu aadama bi dafa war a sàkku xam-xam te lépp mu teg ko ci dëgg te mu jox ñu ci benn modèle muy Cheikh Ibra Fall mu nekk koo xam ni liggéey rek la doon def da doon bay dafa nekkoon ci napp dafa nekkoon ci jënd ak jaay donc mu war ne loolu moom mooy ay modèle yoo xam ne dañoo war a liggéey te suñu diine wax ñu ni na ngeen liggéey te li ngeen liggéey na nekk loo xam ni lu jub la lu sell la mais bu leen fa nekk di taamu naan lii moom moo gën lii moo gis nga boo demee même dans la Bible la seconde épître aux Thessaloniciens Saint Paul dafa ni ku liggéeyul bu mu lekk que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus diine l'islam alxuraan ni ñu dama leen a bind pour ngeen sonn laqad xalaqnaa insaana fii kabadin donc nit ki warul toog rek ni man daal lii bu ma ko amul du ma def lale war ngaa mën a am ci loo yëngatu lu mu néew ngay yëngu ci loolu maintenant man li ma gis mooy xale yi xëy na peut-être ba ñu liggéey mais dañ leen a war a tamit gunge dañ leen a war a jàppale bon nguur gi am na ay yu mu teg yu mel ni ay FONGIP yu mel ni ay DER yu mel ni ANAMO def naa mooy maison de l'outil mais yooyu yëpp nag tamit il faut que mu gën a jege ndaw yi parce que ndaw yu ci bëri sax xamuñu yooyu xamuñu ni fan ngay jaar pour yegg ci financement yi xamuñu ban formation nga war a def et cetera. bi ci des wax naa la ko léegi ni ñun dañuy jënd jus wu mango boo xam ni Maroc lañ koy jëlee wala ñu jël jus wu mango boo xam ni Arabie Saoudite lañ koy jëlee te foofu mango amu fa. waaw mais léegi nañuy jël suñu ndaw yi organiser leen ñuy dem di nekk ci mango yeeg nekk di bay ak nomp di et cetera benn instant avec Ablaye Wade ñu ngi doon wax REVA plan REVA avec Macky Sall président de la République ñu ngi wax le PRODAC les DAC les domaines agricoles communautaires mais loolu yëpp nekk na ay projets yu baax mais nañu fexe ba nit ñi xam lan la ndaw yi comprendre ko xam naka lañ ciy duggee ba nga xam ni parce que comme ni ma ko waxee léegi lu ñu liggéey am na fi. lu ñu liggéey am na fi ñuy liggéey am nañ fi paradoxe bi mooy lu tax liggéey manqué c'est ça le problème donc nañu xool naka la ñuy régler loolu ba ndaw yi ku ci nekk nga am ci lu ngay jàpp parce que nit ki tamit nag dignitéem dafa bokk ci mu am lu muy liggéey man je crois que ndaw yu ci bëri neexu leen seen yaay yore leen seen papa yore leen boo yeewoo suba il faut ñu jëndal la café pour nga mën a ndékki neexu leen benn jamono ñoom ñëpp bu ñuy wax naan dañ naan la damaa bëgg a liggéey dimbali sama papa damaa bëgg a liggéey dimbali sama yaay donc neexu leen je crois que ñooñu dañ leen a war a jàppale dañ leen a war a gunge même ñi nga xam ni sax xëy na dañu dem ba yaafuus dañu dem ba découragé rek je crois que bu ñu leen indiwaatee am na possibilité gunge leen ba ñu am ci lu ñu jàpp parce que au fond dëkk liggéey moom moo koy defar aussi mënoo wax ni da nga bëgg a émergent te ndaw yi liggéey ñu de c'est pas possible dëkk ab liggéey moom moo koy jëmale kanam donc il faut que ndaw yi liggéey moo xam nag liggéey bu ñu def mais na nekk liggéey bu jaar yoon rek liggéey boo xam ni tegu na ci yoon loolu bu amee ku nekk am ci loo yëngatu moo xam mécanicien la moo xam maçon la moo xam carreleur la moo xam ferrailleur la moo xam journaliste la ku nekk nga am ci loo yëngu rek loolu bu ñu ko defee réew mi léegi li ñuy wax naan émergence ak accélérer la cadence mooy bi gën a gaaw pour que réew mi jëm kanam. voilà comme ni nga ko waxee donc liggéey am na fi stratégie yi nga xamante ni moom la ñu mettre en place moom moo conformul ak li nga xamante ni moom la ñu waroon a def maanaam et am na aussi manque d'information parce que jeunes yi la plupart xamuñu fi ñu war a jaar pour def daal li nga xamante ni mooy démarche yi leen war pour mën a bénéficier wu de fonds wala xam ni ñuy def pour mën a am benn liggéey ñu gis aussi professeur que à part le taux de chômage bi nu mu mel fii ci Sénégal ñu gis ni dafa gën a am solo ci côté jigéen ñi en tant que sociologue nan ngay jàngatee loolu noonu. waaw loolu question bi nga posé question bu am importance la parce que boo ko dee xool bu fekkee da nga ko delloo ci suñu cosaan un peu am na ci ñu bëri ñoo xam ne dañoo jàpp ni góor moom moo war a xëy di liggéey jigéen dafa war a des ci kër gi. même suñu manuel scolaire yu njëkk yi boo ko dee xool dañ daan wax Salif moo dem tool Salif moo dem ci atelier ba Nafi ma nga ca kër ga di togg am na sax woy bu ñu doon pour que le bon couscous soit prêt, femme de goût et du courage. Donc xam nga
ñu jàpp ni kon jigéen moom dafa waroon des ci kër gi rek ci loolu la war a yëngatu loolu nag heureusement mi ngi commencé di changer parce que jigéen ñi ngi jàng métier mais léegi boo dee xool man gis naa ay jigéen ñoo xam ni mécanicien la ñuy def yore ay atelier di fa liggéey gis naa ko fii ci Dakar am na ci jigéen ñoo xam ne ay chauffeur la ñu ngi dawal je crois que am na benn instant sax ñu jàppale leen jox leen ay oto jigéen ñi ngi def seen ay atelier couture ñii ñi ngi def seen atelier coiffure ñii ñi ngi yëngu ci ay commerce je crois que de plus en plus tamit comprendre ni kër gi léegi dafa jamono dafa metti góor léegi pour mu téye benn kër moom kese dafay xaw a jafe donc kër yu ci bëri jigéen ñi dañ ciy bokk dañ ciy dugal seen loxo dañ ciy dugal seen contribution bi ci des moom mooy boo dee xool léegi ci école yi jigéen ñi gis nañ ni ñi ngi def ay résultats yu baax léegi dañ lay wax sax ni yenn classes yi première place boo ko dee xool jigéen ñi ñoo koy jël donc loolu yëpp daf lay wan ni kon jigéen ñi ñi ngi def ay jéego yu am solo am na nag lu des loo xam ni sensibilisation la communication de proximité la pour que jigéen ñi comprendre ne mën nañu changer seen condition gën a dugal seen loxo gën a góorgóorlu gën a yëngatu ñi ngi yëngatu déjà ñi ngi def ay effort gis nga fi ay jigéen yoo xam ne ay capitaine d'industrie lañu ay chef d'entreprise lañu bëri nañ fi ñoo xam ne mën nga leen a lim ñoom Juma Jang Jaxate et cetera alors je crois que loolu lu am solo la ñi ngi gis ni mbir mi ngi changer que jigéen ñi ñi ngi gën a impliqué wu ñi ngi gën a góorgóorlu di am ci lu ñuy yëngu di ko jaarale ci yoon loolu lu am solo la mais tamit ñu bañ a fàttali di gën a jàppale góor ñi aussi loolu am na solo je crois que modèle la boo xam ni tey jii mi ngi avancé mi ngi gën a avancé mi ngi gën a jëm kanam ñu leen di gën a soññ rek mais seen moroomu jigéen ñenn ñi nga xam ne ñi ngi ci kuréel yi ñenn ñi tamit ñuy gën a wax ak ñoom suñu organisation société bi tamit ñuy moytu di beddi jigéen ñi parce que boo demee ci yenn dëkk yi da ngay fekk ni tool yi dañ koy nangu góor ñee koy nangu du ñu jox jigéen ñi du ñu am tool jumtukaay yi ñuy liggéey yëpp góor ñi ñoo ko yore jigéen ñi du ñu am benn jumtukaay yooyu tamit dafa continuer dafa laaj ñu war a gën a continuer liggéey bi ba jigéen ñi seen ak yelleef surtout lu jëm ci mbirum liggéey ñu jox leen ko ba mu mat sëkk. voilà donc gëm naa ni bu ñu jógee fii nii jigéen ñi tamit dinañ gën a farlu gën a xam ni ci société bi dañ cee am seen wàll tout comme góor ñi et que bu ñu defee li nga xamante ni moom mooy le minimum rek dinañ gën a jëm kanam. voilà léegi professeur en gros lan nga gis ni fi mu toll nii dans l'immédiat moom moo nekk la solution pour pallier ci situation bi nga xamante ni moom la ñu nekk concrètement. waaw man li ma xalaat mooy il faut que ndaw yi ñu am formation parce que tamit nag liggéey il faut nga am formation moo xam nag formation bu mu doon parce que soit da ngay jaay gis nga jënd ak jaay da nga ciy formé de yombul de jënd ak jaay yombul la preuve mooy gis nga naar yi bi ñu fi jógee 89. boutique yi ci bëri sénégalais yi ñoo ko jëloon mais boo ko dee xool dem nañu tuuti boutique yi yëpp presque sénégalais yi dootu gis boutique yi léegi boo ko dee xool ñi jógee Guinée ñoom ñoo yor boutique yi di fa jaay donc njënd ak jaay du loo xam ne da ngay xëy rek di jaay dafa laaj formation am na loo xam ni doo ko laal boo commencé jaay boo maa ngi wax nii comme si man damaa formé mais yenn saa ngi gis koo xam ne dafa jaay rek jàpp ni li mu jaay ci journée bi daf koo war a lekk loolu tamit du noonu dafa laaj formation dafa laaj noo koy organiser maçon mécanicien uude baykat journaliste enseignant infirmier formation donc il faut mu am formation boo xam ne dañuy gunge ndaw yi bi ci des moom mooy nguur gi aussi teg ay stratégie mu ànd ak communes yi maires yi ñu teg ay stratégie commune bu nekk am na ci lu nga xam ne mën nañ ko defar pour ndaw yi bu ko defee yëngatu ci loolu li ci des moom mooy tamit ñu dellu ci suuf si je crois que loolu am na solo xam nga comme ni ma ko waxee sànq Sénégal am na suuf 197 000 kilomètres carrés mais nga gis ñëpp daal di bàbbeeku bàyyi suuf si ñëw bëgg a dajali ko dankali ko Dakar 15 millions d'habitants presque 5 millions yi yëpp ñu ngi Dakar 550 kilomètres carrés la maanaam moo gën a tuuti ci Sénégal 0,3% du territoire sénégalais 550 kilomètres carrés moo gën a tuuti 5 millions d'habitants ci 550 kilomètres carrés est-ce que xam nga ni Gabon moo gën a rëy Sénégal Gabon 260 000 kilomètres carrés la mais waa Dakar ñoo ëpp waa Gabon waa Dakar ñoo ëpp waa Gabon yëpp. dëkkum lëm waa Dakar ñoo ëpp waa Mauritanie te Mauritanie mët na 4 fois Sénégal xam nga loolu tubaab bi moom moo jëloon lépp daal di koy concentré Dakar mais ñun tamit ñu continuer ci loolu bu ko defee nit ñi bàbbeeku loolu tamit du développer dëkk. aménagement du territoire dafa nekk lu am solo il faut que li nekk ci gox-goxaat yi par exemple boo demee tey jii zone yu mel ni ay Njàmbur zone yu mel ni Sine Saalum di nga fa fekk nit ñi mën nañu defar xorom boo demee Sine Saalum foofu xorom jigéen ñi ñu ngi ci yëngatu di def xorom nit ñi mën nañu napp bi nag napp yu bëri façon yu bëri ñii ay yaboy ñii coof ñii ay coquillage ak yu kenn xamul mën nañu napp lu bëri ay escargot napp feneen boo fa demee
tabaski bu ñu tabaskee ba pare nga gis der yi ñiy jël di sànni am na ñoo xam ne dañ koy jël demal ngaay mexe nit ñi ngi koy jël di ci liggéey di ci defar ay dàll di ci defar ay yu bëri yu rafet ay sac yu rafet a rafet donc boo ko dee xool daal organisation rek la comme ni ma ko waxee léegi liggéey am na fi liggéeykat am na fi liggéey am na fi liggéeykat am na fi mais léegi kay warul am problème donc je crois que bu ñu defee formation ak organisation bu baax rek mën nañu fexe ba ku nekk am ci loo yëngu te comme ni ma ko waxee sànq loolu mooy condition bi njëkk pour que réew mi jëm kanam léegi nag xale yi ñu wax ak ñoom pour que ñu bañ a xeeb parce que xeeb tamit baaxul man jàpp ni liggéey boo xam ne du ma sol costume takk cravate nekk ci bureau mu am climatiseur loolu du liggéey il faut may wax ni man bureaucrate laa fii la et cetera loolu tamit il faut que ñu génne ko ci bopp xale yi ñu xam ne nànk-nànk ngay def rek ba yegg fa nga bëgg a jëm mooy exemple kii ma la wax léegi dafa demoon wuti liggéeyu gardien sottiwul mu del taabalam bu ndaw ci la mujjee ba dem yore grand domaine commercial ba ñi am seen master de comptabilité ñëw pour mu recruter leen noonu la boo demee ci ñoom Bokar Samba Dieye wala nga dem ci Ngom mii moom Sédiment Babacar Ngom maa ngi koy ziarale boo demee ci Babacar Ngom daf lay wax ni man ci ay ñaari ginaar laa commencé woon ñetti ginaar ñeenti ginaar après mujj am li ma am ñeneen dañ naan la guro laa tàmbale woon di jaay guro gi di dox ba dem ba nekk nga noonu la affaire yi nànk-nànk la rek jaarale ko ci yoon gëm sa bopp tamit dafa am solo gëm sa bopp bañ a am complexe d'infériorité ni lii man xeeb naa ko wala rus naa koo def emancipate yourselves from mental slavery nobody but ourselves can free our mind Bob Marley mooy woyee noonu gis nga nit da ngay gëm sa bopp loolu dafa am solo maanaam nga bañ a am benn complexe Cheikh Amadou Bamba dafay wax ni der bu ñuul warul développer benn complexe c'est pas parce que da nga am der bu ñuul rek ni man der bu ñuul laa kële moom li muy def loolu laa war a def fa mu yegg fa laa war a yegg nañu gëm suñu bopp liggéey suñu réew nañu bay nañu napp nañu sàmm nañu dem ci atelier yi nañu dem nekki maçon nañu dem et cetera liggéey bu ci nekk nit mën na cee tedd te nit dina la ci fekk jox la ci sa cër ba mu mat sëkk ça dépend ci di nga téewee liggéey bi boo ko téewee normalement gëm sa bopp liggéey ko normalement ku la ci fekk da lay jox cër daf lay te dina meññ li nga xam ni di nga ci mën a dund di nga ci mën a suturlu je crois que loolu leçon de sensibilisation la bu ñu war a jox suñu bopp bu ñu war a jox suñu ndaw pour que ñu comprendre ni amul liggéey bu bon na nga ko jaarale yoon rek boo ko jaarale yoon moo gën yenn yi nekk di agressé wala di jël ay yëfu jàmbur ak yu demee noonu loolu amul njariñ amul mucc tamit li nga xam ni moom moo gën mooy jéem a wut formation na ci nguur gi góorgóorlu tamit gunge ñenn ñi ñu former leen ba nga xam ne bu ñu leen former après liggéey yu bëri yi nga xam ne am na ci penc mi mais dinañ ko mën a def domaine agricole communautaire lu bon lu baax la mais mu gën a jege nit ñi ni ndaw yi xam lan la l'information jàllul comme ni nga ko waxee léegi je crois que loolu bu jàllee normalement mën nañu fexe ba suñu ndaw yi ñoom ñëpp ku ci nekk am ci looy jàpp dinañu liggéey suñu réew mu liggéey ko normalement et puis mu jëm kanam. Voilà comme niñ ko gisee ñun ñëpp niñ ko déggee mu nekk waxtaan bu am solo boo xamante ni professeur jot na ko fee wax mu bëri nag ay message de sensibilisation bëri aussi ay conseils donc defe naa ni buñ fi jógee dinañ gën a conscient dinañ gën a yeewu gën a aussi jëlaat en compte li nga xamante ni moom lañ fi jot a waxtaanee et def en sorte que li nga xamante ni moom moo nekk situation yi ñu nekk di jànkonteel maanaam ñàkkum xëyu ndaw ñi mu am amélioration maanaam am yokkute bu baax a baax maanaam am saafara donc professeur lan moo nekk sa mot de la fin. bon xanaa di rafetlu encore une fois seen émission di rafetlu encore une fois seen taxawaay bon xëy na li ma naqar rek mooy aw ma mbaxane parce que fii sa gaa yëpp ñu ngi nii sol seen mbaxane ba mu des man mais vraiment rafetlu bu baax a baax parce que lii tamit moom mooy liggéey mooy wax ak nit ñi. ci loo xam ni xalaat nañ ni mën na am njariñ ci pénc mi parce que liggéey mooy defar réew encore une fois liggéey moom mooy defar réew liggéey jaarale ko ci yoon loolu buñ ci tënkee suñu bopp rek réew mi dafay jëm kanam ci ni mu gën a gaawee suñu njaboot yi dañuy gën a nekk ci jàmm mais encore une fois ñi nga xam ni ñoom ñoo ŋànk ndombo tànk yi nekk ay kilifa nañu góorgóorlu gën a jàppale ndaw yi man dama gëm ni ndaw yi bëgg nañoo def dara mais dañ leen war a jàppale dañ leen war a gunge ndaw yi nga xam ni sax xëy na dañu dem ba réer nekk ci leneen ñooñu bu ñu leen gungee rek indiwaat leen mën nañu leen a delloosiwaat ba ñu nekkaat ci li nga xam ni moom mooy li gën man dem naa prison bu Rebeuss di fa def conférence sur la solidarité mais ma fekk ay prisonniers yoo xam ne nee nañu ñun defar nañu suñu GIE ba pare bu ñu génnee rek dañuy commencer di doxal xam nga donc ça veut dire que nit ñi am na lu ñu bëgg a def mais nañ leen gën a jàppale rek tamit ñi nga xam ne ñooy kilifa ñu bañ a xeeb nit ñi parce que des fois tamit da nga naan fii du ma fa dem du sama cër may dem di toog di wax ak ñii loolu jaaduwul man gis naa président Ablaye Wade mu dem di fekk fàqmaan ya nekk ci géej ga toog ak ñoom di wax ak ñoom
yooyu nit doo ko xeeb da ngay da nga koy jox cër parce que doomu aadama la bu ko defee rek ñu wax ak ñëpp Moussa Ngom da doon woy ni nit mooy ndabal yàlla nee na bis boo defee ci nit jàppal ni yàlla nga def bu yàlla doo yore woon ndabam mooy nit loo def ci nit rek defal ni yàlla nga ko def donc nañ gën a jàppalante suñu biir bu ñuy wax économie solidaire bu ñuy wax économie circulaire mooy jàppalante ci suñu biir loolu bu ñu ko defee rek je crois que yàlla mën nañu dimbale ñu génn ci situation yoo xam ne yu xaw a jafe la surtout que contexte bi Covid bi gën na compliquer la situation bi liggéey xawoon na manqué Covid bi ñëw usines yu bëri tëj ñu bëri ñu amoon seen ay affaire doxatul tourisme beeg ay affaire demee noonu war na tax nag ñu gën a yëngatu gën a jàppalante ñi tane ñi jàppale ñële loolu bu ñu ko defee rek je crois que affaire yi mën na changer mais encore une fois di leen féliciter ci émission bi di la féliciter yow tamit xam naa la bu baax a baax sa engouement pour lii passion bi nga ci am aussi yàlla na leen yàlla jàppale et puis li ngeen di wut li ñuy wut yàlla na ñu ko yàlla yombal. Amin professeur ñu bokk lépp incha allah yow tamit di la remercier bu baax ci li nga xamante ni moom mooy temps bi nga jël ak nangu bi nga nangu suñu invitation. ak li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi li nga ci jot a développé et je pense que bu ñu fi jógee comme ni ma ko waxee léegi rek dina am impact bu positif ci li nga xamante ni moom mooy suñu ndaw ñi la remercier encore bu baax te aussi di jàpp ne rek dinañ gisawaat ci yeneen domaine pour gën a mën a indi ay thèmes yoo xamante ni dina intéresser population bi. loolu lañ leen indiloon tey chers internautes de la KSTV ñu doon dalal ki nga xamante ni moom mooy le professeur Djiby Diakhaté doon waxtaanee le taux de chômage bi nga xamante ni moom moo am chez les jeunes au niveau du Sénégal donc fii la ñuy yem ak yéen ci seen première partie ñu ñëw ak yéen rek ci kanam ci li nga xamante ni moom mooy beneen partie bi concerné avis de la population donc à tout à l'heure. waaw situation bi moom doy na waar waaye ñun moom ñu fiy góorgóorlu rek waaw naa ndaw yi moom ñu def na ñun rek jéem a góorgóorlu bu baax a baax ndax fi mu àdduna dafa toll na foo xam ne kuy xaar ku la dimbali doo dem fenn doo instant bi kenn tënuwul kenn ba dimbali kenn fi mu toll nii. waaw ñàkkum xëyum ndaw ndi moom wax dëgg yàlla metti na trop si ñun ñi nga xamante ne ñooy doomi sénégalais yi ñu nekk fii ñu nekk ay ndaw bëgg liggéey amuñu ko metti na trop. ñu ngi fii ci tali bi rek di dàqante ñu bëri ñu ngi si réew mi fii bugg liggéey amuñu ko metti na trop si ñun ñu ngi koy ñaan ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi nekk si kaw si gouvernement bi ñu ñaan leen pour ñu dimbale ñu am xew ndaw yi am xew wax dëgg yàlla dinañu arranger trop nag. léegi lan ngay lancer ki nga xamante ni moom mooy ministre de l'emploi ki nga xamante ni peut-être moom moo nekk ki war a gën a taxaw ci jafe-jafe bu mel nii. xanaa mu dimbali nu jàppale nu rek mu gëstu nit ñi parce que nit ñi sonn nan de nit ñi war nu yuuxu rek waaye danoo sonn de xiif baa ngi fi xam nga li ma la wax rek luwaas bi jafe na xale yi amuñu xëy jigéen ñi amuñu xëy dara lan amul ndaa ñu ngi sant yàlla yéen tàllal loxo suñu borom rek mu dimbali nu moom mi nga xam ne mun na ci dara mu dimbali nu ci rek. ba defee agresseur ñu kenn mënu booy xëy sa fajar boo génnee ñu dogaale la amoo fooy jëm nooy def te mënoo tëdd waaw mu ngi noonu loolu xanaa mu jàppale nu ci rek mu dimbale nu loolu lan koy ñaan yàlla dégg nga dimbale nu rek incha allah. metti na mooy kàddu yi nga xamante ni moom la population bi di wax maanaam noonu la ñu gisee li nga xamante ni moom mooy conséquence su ñàkk xëy mi nga xamante ni moom la ndaw ñi di jànkonteel muy lancer un message nag ki nga xamante ni moom mooy ministre de l'emploi mu jàppale ndaw ñi bu baax ndax ni mu ko waxee situation bu metti la ci ñëpp. voilà looloo nekkoon seen rubrique avis de la population ñuy ñëw ak yéen ci li nga xamante ni moom mooy rubrique xam sa réew. constitution wu Sénégal. ban année lañ ko njëkk a adopté constitution au Sénégal bu njëkk. genre constitution au Sénégal la. kan moo nekk ministre de l'emploi. ministre de l'emploi. de l'emploi waaye man Macky Sall ay mbiram dama ko lijjanti. waaw d'accord léegi en tant que jeune ki nga xamante ni moom moo yor xëy beeg maanaam liggéeyu ndaw ñi nan la tudd selon yow. xaw ma ko sax yàlla xam na ko. sëñ bi na nga def dañu bëggoon xam ministre de l'emploi nan la tudd. non xaw ma ko de. xamoo ministre de l'emploi. déedéet. yow boo amee jafe-jafe maanaam en tant que jeune nga war a kaas ci li nga xamante ni moom mooy sa liggéey xamoo ci ki nga war a adressé wu. ah boobaa kanaa yaay ma koy adressé. voilà chers internautes de la KSTV c'était tout pour votre émission Le Citoyen voilà tey nag ñu doon waxtaanee benn thème bu am solo à savoir le taux de chômage au niveau du Sénégal donc ñu doon dalal ki nga xamante ni mooy le professeur Djiby Diakhaté
moo indi fi waxtaan nag bu am solo par rapport ak suñu thème mu bés bi. dañuy indi ay réponses rek par rapport ak li nga xamante ni moom mooy rubrique xam sa réew donc laaj bu njëkk bi nekkoon constitution wu Sénégal ban année lañ ko njëkk a adopté donc mu ngi nekkoon le 24 janvier 1959 et la question à savoir kan mooy le ministre de l'emploi de la formation professionnelle et de l'apprentissage mu ngi tudd monsieur Dame Lo. Voilà donc loolu lañ leen indiloon tey jii di leen jox dig daje ci seen beneen numéro seen émission Le Citoyen ak yeneen invité pour yeneen thème donc d'ici là restez connectés et merci beaucoup.